dëgg la manque d'anticipation mun nañ sax ne ñàkk moom sa bopp foog naa ni ci tënk. loolu lu ñu wax tey mooy ñun kat am na lu ñu doon xaar ci ñële seen bopp lañu tal. donc mënuñu tal tey te comme ñun mënuluñu suñu bopp dara pour àbb benn formule foog naa ne béykat yi ñoo ko gën a mën a xam yow béyuloo yettuloo xam nga dina jafe nga moom sa bopp. dafa mel ni loolu moo ñuy dab tey muy ci wàllu agriculture bi maanaam ni ñu waroon a amee suñu autonomie bopp ci wàllu mbéy bi ba mën a suturaal suñu bopp ba am sax lu ñu teg bu ñu ne crise bu du ñu ne wàlloo kaay leen dimbali ñun mënal nañ suñu bopp li ñu mën au moins li nga xam ne lii moom la ñu mën a dundee ñu dundee ko noonu te impact sanitaire bi gis nañ ko bu fekkee ne yow da ngay naan da ngay confiné ak nga wax lépp loo mun di wax bu soudure amee bu méttee tey mbas mi fekk ñu fi xam nañ ne coronavirus bi ci téeméeri nit en réalité bu muy dugg li muy faat lu néew la xëy na juróom lu ci ëpp yàlla mën war na leen mën a suturaal ñu génn ci waaye bu fekkee ne xiif am na fitna am faiblesse am système immunitaire yi wàññi di nga gis ne bu boobaa mbas mi dina metti lool si ñun parce que koo xam ne kii dina mën a faatu sax ci malnutrition te dara xewul doomu jàngoro ak bu munti doon bu ci bëree bu ci naree bokk foofu lay gën a méttee te bu boobaa xam nga ñëw naan mesure sociale fii ak loolu munti wax kenn du la déglu parce que ku xiif tal boppam yow boo nekkee fii ci bureau climatisé de Ndakaaru di wax li ngay wax ñi nekk ci àll bi dund li ñuy dund dina jafe donc pour dellu tamit ci li mu wax ñàkk moom sa bopp wala en tout cas motale wuñu loolu ci agriculture bi kooku tamit ñoo war na ci médecine ñun defaruñu respirateur defaruñu garab defaratuñu sax garab te loolu tamit dañ fi dellu ginnaaw man bi may nekk même bi may door sama médecine daan naa dugg pharmacie ma ne lii ak lii laa bëgg yenn pharmaciens yi ci seen biir pharmacie dañuy defar seen préparation toggal ma garab bi jox ma dem sama yoon amoon na benn genre tissu industriel bu doon door pour defaree garab léegi xam nañu lu mu mujjee bi ñu naan hydroxychloroquine dañu ne ana usine bi nekkoon fii ana usine bi nekkoon fii ñu naan ana milliards yi et cetera di toog di daw di bon sama mbokk marocains yi tunisiens yi ñoom question yooyu posé wuñu leen ko ñoom c'était réglé Inde boo bëggee ak garab boo bëgg ñu defaral la ko générique gi parce que Inde ak Chine ñoom ñooy premier ci matière première en matière de médicament au monde ñun Afrique amul daanaka dara lu ñu mënal suñu bopp te li mu wax ci mbéy mi xam nga boo nee da ngay produire ay millions de masques balaa ngay naan da nga koy wuti da nga koy jox ñeneen sa bopp ngay njëkkee Emmanuel Macron xam na bu baax ne électorat am li mu soxla mooy bu defee ay respirateur na ko hôpitaux français yi jëfandikoo parce que métti na ci moom ak ñeneen foofu la ñu toll moo tax effectivement sens de l'anticipation vision bu fekkee ne amul rek dina métti ci nit mooy urgence ak urgence te xam nga ñu ngi naan Covid ci période bii ñu nekk ci Covid et balaa Covid lii daan faat mooy manque d'anticipation boobu ñu ngi faatu ci feebaru xol ñu ngi faatu ci AVC te tey jii ni ñu ngi déplorer li am ci Covid waaye pali bi li muy faat moo weesu fuuf. 300 000 par an en Afrique. mais minimum. Crise cardiaque fii ak juróomi at mooy numéro 1 ci Sénégal AVC ñëpp xam nañu te tey jii ni Covid bi sax loolu la déstructuré parce que bu ñëpp dawee naan Covid. dañuy fàtte yeneen feebar yi. moyens yi sax yaa ngi koy yóbbu foofu. médecin yaa ngi daw foofu. Système de soins bi day déséquilibré parce que planifié woo crise sanitaire tamit dañ koy planifier mais balaa ngay planifier période normale moo am lu dëgër loo xam ne di tabax nga ko kon naa ne loolu mooy ci mbéy mi tamit bu fekkoon ne amoon nañ mbéy boo xam ne bi dafay dëgër et moom mujjee ci dara xam nga ñun ñëpp dañuy naan moo tax tey ci livre bi tamit def naa en perspective benn politicien décrire ko ni mu gën a enfin peut-être que comme du ma politicien ma ne waa ji ni ma ko décrire mu xaw a doon personnage presque caricatural même si après am na lu muy rëccu li tax ma dugal perspective boobu mooy li may tuddee empathie et loolu bu fekkee ne amuloo yërmande ci say réew ci say askan dina jafe te am yërmande il faut que ñu def attention nga xam nga bu ma ne autonomie réew c'est autonomie nit ñi tamit maanaam tey ñu ngi naan maa ngi bëgg a joxe ndimbal 2 millions yi nit waaye xam nga ndimbal
bu ma la neree dimbali Alassane c'est que yow am na loo mënalul sa bopp maanaam amuloo autonomie te boo amulee autonomie dignité sa ngor am na lu ci wàññeeku te du loolu la ñu xaar ci njiit li ñu xaar ci njiit mooy mu may ñu suñu autonomie mu may ma sama dignité ma ba ne taxaw fii ci mbedd mi di ñaan wala mooy war a génn fii ci télé yi naan jox leen ma lekk parce que damaa xiif et moo tax bu ñu buggee dawal empathie et loolu damay koy tuddee transcendance parce que xam nga ñun ñëpp ñi nga xam ne am na seen loxo jot na seen ginnaaw dañuy am tendance yaakaar ne bu ñu joxee dara taalibe bi tey ci feu rouge bi ne alhamdulilah tey kat def naa lu baax waaye yow yaa ngi perpétuer loo xam ne li c'est un outrage à la dignité surtout ci xale et xool leen suñu dëkk yi nu ñu tëddee et donc nañ nit ñi xam ne oui fii la ñu toll yàlla kulli xaalin comme fii la ñu toll ndimbal ma mënut a ñàkk mais bu ñu defee ndimbal bi ba ñëpp dellu fi ñu waroon nekk nañu xalaat ni li ñuy xaar ci ñun suba du loolu rek li ñuy xaar ci ñun suba mooy suñu béykat yi loolu tamit sama téere bi ma njëkk a bind am na fu ma bindee le marabout et paysan ñaar ñëpp feebar kilifa bi feebar paysan bi feebar ñu toppatoo kilifa bi sàggane feebar paysan bi fi ñu mujjee mooy que li ñu évacuer ko mu dem tugal ñu faju paysan bi comme paj mi sooxe na mu gaa yi jàppale yàlla jàppale ko ba mu génn ci feebar bu xol bi dab ko waaye amul pexe ci naaju Afrique bi la toog di xaar taw bi di béy te kooku bu fekkee ne am na ku ñu war a naw tey ci suñu société yi médecin bi jàmbaar la commerçant bi jàmbaar la journaliste bi jàmbaar la waaye kii ñu dundal ñun ñëpp du béykat bi te tey ñëpp jàpp nañ ne xam nañ ne bu ñuy ne paysan li ngay njëkk xalaat mooy ku ndóol alors que ñooñu moom la ñu war a gën a fësal ñu war a gën a jàppale ñooñu bu ñu amee autonomie ñooñu bu ñu mënalee seen bopp ñu delloo leen seen dignité delloo leen place bi ñu nekk ci société bi foog naa ne ñun ñëpp dina am lu ñu siy jëlee lu baax. mais question autonomie bi nga posé est-ce que repose en profondeur question éducation bi système éducatif bi est-ce que dañu war a jàngal nit ñi li nga xamante ne si école yi ñu mën a njëriñ seen bopp déjà ak seen i xam-xam bañ leen jàngal littérature rek baax na de littérature baax na trop waaye mën a seen loxo yi mën a amal njëriñ pour ñu am autonomie mën a defar seen bopp ñu bañ a di xaar kem. jërëjëf Alassane xam nga man universitaire la université laa dëkk et paradoxe boobu dama koy dund bés bu nekk gëm naa ne ñu ngi jël ay bacheliers di leen yóbbu ci université dugal leen ay salle de amphithéâtre ñu ne leen 3000 ngeen nekk ci département X du ma tudd kenn bu fekkee ni li ñu jàng sax boo demee ba wax ak xale yi di nga yéeme ndax di nga ne mais kii kat est-ce que lii lay jàng réellement mais surtout du loolu boo ko joxee diplôme nga tuddee ko licence tuddee ko master ak noo ko mën a tuddee dafa di kooku boo ko génnee ci université boobu nga yóbbu ko ci askan wi nga ne léegi nag nga problème a ngi nii réglé ñu ko coono ngay indi ci ñëpp et en même temps université boo ma dëkk bu sama ordinateur yàqu ko bu amee yenn jafe-jafe yi damay génn traversé tali bi dinaa amay xale certificat d'étude lañ leen génne école ne leen dem leen seen yoon yéen amul leen benn njëriñ mais ñooñu ñoo may fajal sama ordinateur donc li muy firnde rek mooy effectivement mais lan la ñu war a def ci système éducatif lu dul defar jikko yi donc il faut que ñu tëral li nga xam ne li moo war a defar jikko yi moo tax man dama gëm ne sciences humaines et sociales ay ñoom littérature ak yooyu yëpp dafa am solo lool mais du ci li ma jàpp bokk du ñu koy jàngale naan Cheikh Hamidou Kane li mu bind ci l'aventure ambiguë weesu na loolu lii nit ñi di def naan li xaw ma lan dicté nangam sangam déedéet dafa am ay xalaat yu sori empathé ba def ko ak ñeneen ak ñeneen loolu am na solo mais leneen mooy effectivement métier tey jii nii loolu moo doon tax tere xale bi nga xam ne yii moom ci Badaxun la dëkk wala Saalum la cosaanoo wala Fuuta ñu fexe bu fekkee ne moom li ñuy am na scolarisation universelle am na fu ñuy yem mais am nay métier yu mbéy yoo xam ne yi buñ ko ci jàppale mu ngi ci famille am mu ngi ci dans son environnement mu ngi ci dans son écologie mais li ñu ko war a yokkal moom loolu mooy éducation pour que mu gën a dëgëral mbéy mi li mu doon amee mu gën a fexe nit ñi avancer am na loo jumtukaay yoo xam ne peut-être que ñoom spécialistes yi mun nañu ne kii kat buñ ko doxalee nii métier de l'agriculture yi lii dina mun a tax xale bi jëriñ nit mun nañ sax ne kooku am na brevet en matière d'agriculture parce que mu ngi dans le monde professionnel
bu demee ba bëgg a dem defi leneen jàng leneen gën a dëgëraalaat taxawaam mun na egg bac kooku mun na sax mu ngi liggéey mu ngi jëriñ nit ñi te li muy wax du c'est pas de la littérature. c'est lu muy dund la lu mu xam la c'est du concret. et d'ailleurs bi ñu naan LMD moi je dis toujours l'esprit et les lettres ñun lettres yi la ñu xam mooy LMD mais c'est l'esprit c'est réforme et réforme boobu nag c'est une refondation xam nga xale boobu bu taxawoon brevet mais il est dans mu ngi ci métier de l'agriculture ak benn bu mu munti doon bu fekkee ne am na pas-pas à 16 ans à 20 ans mais à 30 ans kooku mun na nekk 35 ans peut-être un docteur en agriculture ñëw fii di université bi jàngale te di nga gis ne kooku li muy jàngale lu leer lay doon. lu mu xam la. def ci juddu. màgg ci di théoriser di pratique te ñun dañoo jàng ci système yoo xam ni ñoom ci seen bopp gis nañ ne baaxul am na yenn réewu Occident yi au collège nit ñaa ngi ci milieu de l'entreprise système français du doon cosaanam ñun boobu la ñu hérité mais nañu soppi doxin parce que jàngale kenn waxul ne jàngale da ngay am classe ñeenti miir bon muy taw gars yi muy senn ak yooyu gars yi di double flux triple flux jàngale mun na nekk ci sur le terrain mun nga ci defaree jikko mun nga ci am loo xam ne li nit ki mun na ko téye jàng ko mu jëriñ askan bi parce que loolu ñaari mission rek moo amul leneen. mais bu fekkee ne yow boo paree université violence damay ne toujours man université la bokk man gisuma bërëb boo xam ne bi sànni xeer ak lacrymogène am na fu mu gën a fëse leneen li mooy ñëpp xam nañu ne suñu produit yi naam am nañu ay produits yu baax ay brillants yooyu mun nañu classer sax première université francophone d'Afrique mais ñun ñëpp xam nañu ne 90% de nos produits dina jafe yenn saa yi nit ñi am fu ñu leen dugal parce que gisuñu njëriñ li dans le monde socio-professionnel donc repenser waat am ce courage là xam ne du suba nag lay sotti. mais nag xam nga bon kooku nag boo koy xalaat na nga jàpp ne du élection bii ñëw. c'est pour sax du yow nga xëy na doo ko fekkee mais yow teg na li nga xam ne li am na solo ba boo fiy jógee même ñi da daan critiquer dinañ xam suba. yow yaa tax réew mi amorcer virage bi war. waaw ñu dem.